Hissène Habré mi nekkoon njiitu réewu Tchad te ñu daanoon ko daan ko àdduna bi yëpp bokk fii ci Sénégal lañ ko dugale woon koso bàyyi nañ ko nee nañu lu tolloog 2 weer da ci tënku des na ko faram-fàcce ci xibaar yi. coronavirus beeg ni muy mel ci Sénégal état bi des na ci wax ci diwaanu Louga ak feeñ gam fa feeñ ñi nga xam ni dañoo bëtt nag charte réew mi ci bu kenn dem dëkk te amoo sañ-sañ bu la koy jàppandalal maanaam autorisation nga koy def ci ma tey dina bëtu am nay chauffeur yu teg nañu leen loxo fële ci diwaanu Touba muy ñooñee di dawal woote yooyu ñuy wax Allo Dakar Ablaye Diagne dana ci dellu soit ak ñun laataa ñu ñëw ci xibaaru sport di ci ànd ak Baye Ma Anta Mbuub yéen kaay yi la ñuy ndax keppe xibaar yi di ci ànd ak El Hadj Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. damay jëkk xibaar yi ci jox leen xibaaru trafic bi ci Ndakaaru salaamaaleykum ku ne ci ligne bi. Aba Diatta moo ne ci ligne bi. nuyu naa la Hadj Mansour. fay naa la Aba bismillah. voilà merci beaucoup jaax nañ ci national bi am na ay lenteurs yuy xaar ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko Tëngéej te di wax que ne toujours des lenteurs dañ koy constaté ci échangeur bu bees boobu mu nekk ci Grand Dakar fil boo ko dépassé mën nga progresser d'autres difficultés après bu zone initiale des ICS aussi foofu la ñuy jëm face ba foofu la dañuy defee demi-tour ensuite jëm rond point Sicap Mbao ça ralentit au niveau du rond point soo ko defee aussi ndànk-ndànk rek mën nga progresser di rappeler des lenteurs yoo xam ne foofu lay jëm péage aussi yéex na ñu doon jaare aussi du côté de Yëmbal dañ doon ñëwee centre Jacques Chirac jaare ci foofu lay utali fi nga xam mooy Pocaaxoy foofu lay échanger pareegul tax na ba da ngeen koy tàllal utali tribunal bu Pikine foofu ngeen di jaare jël 2 voies technopole bi génne ci route nationale bi Hadj Mansour. fii ak fukki simili ak juróom danaa la làmbaat. Zik FM. ki jiite woon réewu Tchad te ba mu daanoo mu làqatu si fii ci Sénégal jamonoy Abdou Diouf ba léegi si te ñu atte ko atte bu àdduna bi yëpp bokk fii ci Sénégal lañ ko atte woon tëj ko fi kaso bàyyi nañu ko niki démb ndax quitté na fi nga xam ni moo di kaso bu Cap Manuel démb ginnaaw bi nga xam ni dañoo jàpp ni xëy nag nekkam foofee bari nañ risque ci wàllu wopp ji di Covid 19 ñu toll ci jamonoy wàññi lii di kaso yi li mu ña fa nekk. Hissène Habré nag bàyyi gañu ko bàyyi du bàyyi définitive waaye juróom-benn fukki fan ci la toll wopp ja mooy li ka sabab. loolee lañ ci jublu muy fexe ba nit ñu bëri ñu doon nekk ci kaso yi ñu xool nu ñu leen mën a wàññee ci dogal boo xam ne itam nag évidemment yoon moom moo koy jël àndandoo ci ak kilifa yi di ci mat a fàttali di ay fan a ngi nii direction administration bu pénitentiaire DAP daal dinay jëloon li nga xam mooy ay mesures de préserver li nga xam ni mooy ñi nekk ci biir kaso yi ba nga xamante ni bii xëy na dajaloo gu bëri dana mën a wàññeekook la mu mën a indi ci ay njombe ni ki sax itam ci seen ay personnel ngir gën ko mën a wàññi ba dajaloo gee du am lu mooy loolu itam ñu fàttali ni ci place yi nga xam ne ci la ñuy dugal ñi nekk ci kaso yi ñu koy tubaab di ko wax lieu de détention xam ngeen ni dakkaloon nañu itam dugal gu bëri goo xam ni doon nañu ci dugal nit ñi waajal itam ay isolement muy foo xam ni bu fekkee mënoo ñàkk dugg kaso dañu lay ber ci boo yëgsee yooyu yëpp ay motuwaay la yoo xam ni yutteel na bu baax kaso yi dajaloo gi lañ ciy bañ ngir wàllanteeg wopp ji am léegi ne muy wàllaatee daa gaaw lu mooy loolee itam am na ay ñeneen ñoo xam ne xëy na sous mandat de dépôt la ñu nekk ñu transféré leen ci wàllu isolement ci kaso yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci réew mi misaal pavillon spécial ak yeneen ci ay quartiers yoo xam ne dañ leen ko jagleel Hissène Habré nag li ci mot a fàttali di Cap Manuel la nekkoon yoon moo ko jàppandalal lu toll ci juróom-benn fukki fan 2 mois ngir mu nekk ca këram xëy na wàññi li tubaab di wax désencombrement muy wàññi ni nit ña nekk ci biir kaso ya ci benn interview boo xamante ni bii accordel na ko benn quotidien bu nekk fii ci réew mi ay bis bi la ñu weesu ki nga xamante ni bii moom moo jiite aéroport international Blaise Diagne nee na bu ñu fàtte ni aéroport bi dañu ko tëjal roppalaan yi yëpp ay nit waaye tëjal lañu ko roppalaan yi yëpp ay bagage di ñëw fii ci réew mi évidemment waaye bu ñu waxee nag ay cargo yu yëpp ay xeetu vaccin yoo xam ni rafetluwuñu ko ndax day indi loraange ci Afrique moom daal la ci am jaaxle ndax nee na loolu sax moom étranger la ci maanaam wax dëgg yàlla xelam sax demul ci yooyu yu mel noonu ba mu koy xalaat te it nag lu wàcc foofee des na ko xam waaye jàppul ni sax nit nag war na am fit bu toll ni ak ñi meek wàcce avion bu def ay bagage ba mu fees ci ay xeetu piqûre yoo xam ni day lor waa continent bi naka da koo xaw a sax reetaan loo daal dinay weddi kon boobu la xibaar ni kon kenn jiituwu leen ñoom waa aéroport ci xeex li nga xam ni mooy Covid 19 fa la yemale ay kàddoom moom ki jiite aéroport bu AIBD muy aéroport Blaise Diagne
lu mooy loolu itam ñu wax ci leneen ci wàllu xibaar ba ñu taxawalee état d'urgence ci Sénégal ak léegi police gendarmerie ak ñi nga xam ne ñëpp ay dañuy sol tenue ñu ngi def ay jéego ki njàmbaarte ngir sàmm nit ñi déplacement moom faaw mu tegu ci ay charte yu leer safaanu loolee du looy man ndax nag nit ki aw askan ku bokk ci askan wa dangaa war a respecter yoon wa tënk askan wa waaye boo demee ci Touba ak Dakar am na ay dawalkatu wata yi dawal wata yooyu ñu wax allo Dakar ñoom dañ cee booleeg ñàkk kersa gu doy waar ci faaw daal ñu fetteerlu donte it nag ñoom nee nañu nit ki boo ko nee bul liggéeyi faaw nga wut loo teg ci loxoom ndax ay père de famille lañu te it nag dafa am lu bootu ci seen ginnaaw la ñu wax xel nangu na ko waaye en tout cas ñi ngi doon fëtt moom di aw ci àll bi bëgg a ñëw Dakar am na nag ñoom ab lim bu sakkan bu jàpp nañu leen jamono ji nangu nañu seeni wata ñoom dugal nañu leen kaso ñu fekk ci Bawol Abdoulaye Diagne. fukki chauffeur ak ñeent yu Allo Dakar doon jaar ci ñàll wi ñoom lañ teg loxo ki jiite regroupement chauffeurs yi ak transporteurs yi Sénégal di rafetlu lu ni mel la IDICA. Allo Dakar dafa doon wata boo xam ne wata buy sàcc la kon Allo Dakar samay wax lu dul fu ñu ko gisee jàpp ko. jamono yooyu le chauffeurs yi di ñaawlu jëfin yu ni mel la. dafa am loo xam dafa metti nga toog sa kër war a joxe dépasse joxe woo ko loolu dafa metti maanaam ku dib chauffeur rek metti na ci yow xëy na nag tegg bi gënaluñu dafa doon lu mënta ñàkk am nañu fi nekk nag ñoo xam demuñu fenn ñu ngi fi toog jàpp ci yàlla ñi koy def nag xëy na tamit njaboot moo leen jiital ak kër métti na nag xëy gaar ko waaye dafa nekk lu gën ci ñun parce que ki ne la toogal sa kër ngir moytu jàngoro yi kooku sa jàmm rek la bëggal nit ñëpp bokk fi ñu déggee daal ñun ñi nga xamante ni am nañ dégg-dégg suñu borom suturaal ñu ba bi ñu toog leen boole na jël nañ boole la ñu neexal ñu naqari yëpp gaari suñu oto toog xaar yàlla xam ne te lii lu gën ci ñun la parce que mën ngaa yëpp ku feebar comme mën ngaa bañ yëpp ku feebar mais tamit liggéey boo mënti gis am na ñoo xam ne dañuy saltel lu ci mënti am ñuy ñaan ñi nga xam ne ñooy kilifa yi gunge leen ba ñu mën a matal dogal yi ku ne toog sa barab ndax mënoo toog ci sa étage yor sa ravitaillement un mois toog ci sa balcon yor sa journal naan nañ téye nit ñi te joxoo leen luñ toogee. ki nga xam ne moo jiite regroupement chauffeurs yi transporteurs yu Sénégal di ñu xamal ne am na benn recensement bu ñuy amal ngir bu ndàmpaay génnee ñu mën cee jotee. Abdoulaye Diagne Touba Zik FM. Abdoulaye Diagne regroupement des chauffeurs de la région de Dakar ñoom day génn nañu seen bopp ci ñi naan ñu def déclaration ci presse bi naan directeur des transports ak directeur bu CETUD dañoo am ay lobby yu ñu créé ngir distribuer ndimbal li gouvernement bi jagleel ñi nekk ci seen secteur boobee en tout cas transporteurs yi nekk ci Tëngéej day nee nañu ñoom kàccat leen ca bokkuñu ci Wana Dey Ndiaye ndax ñoom dañoo jàpp ni kuréel lañu koo xam ne dañoo am kilifa guy wax ci seen tur lu ñuy waxtaane lu ñuy jot yépp am na yoon wu muy jaar ba tax na ay waxi mbedd ñoom duñ ci wax bay tuumaal kilifa wala ñu yàq deram ki jiite transporteur yi ci diwaanu Tëngéej moo ko wax Fallou Samb la tudd nañ ko déglu. dañu dégg ñuy xarab ministre bi di xarab directeur des transports di xarab directeur du CETUD ci seen taxawaay ba leen di jiiñ ñi dafa am lobby bu ñu créé pour mën cee jaarale subvention bi nga xam ne moom la état bi fas yéene dimbali monde du transport loolu nag ñun bokkul ak li ñu gis ñun li ñu gis mooy taxawaayu ministre bi depuis ba lii xebee ba léegi taxawaayu directeur des transports taxawaayu directeur du CETUD ñun li ñu gis mooy état li mu def rek la waroon def parce que président gare routière yi ñoom ñooy interlocuteur ñoom ñoo yor kaddu dawalkat yi garage la ñuy chargé ci la ñuy déchargé kon soo bëggee dimbali oto yi nga xam ni dañoo taxaw bi taxawalee internet bi mënoo ko jaarale fu dul foofu moo tax ñoom li ñu def mooy yónnee ay këyit ay questionnaire yoo xam dañoo laaj gare routière bu nekk ñu laaj président bi ko ñan ñooy daw sa garage ñi nga xam dañuy def transport internet personnel bi nga am ñan lañu nga bind ko delloo leen ko waaye bu fekkee ni yëlu foo garage yoratoo si kàddu chauffeur yi ba pare bëgg ñu jox la benn constatation wala bëgg ñu jël àll chauffeur yi jox la loolu mooy indi problème kon jàpp naa ne ñuy wax ñoo wër tabax parce que bépp gare tey Sénégal parce que ginnaaw boo marché te ngay moo fii gare officielle boo xam ne gare internet la Fallou Samb ma ko jiite nag moom moo doon wax noonu Tëngéej la ñuy des ak nappkat yi ñoom itam nee nañu wàññi nañu limub ñu nekk ci gaal yi wàññi nañu limub ñu nekk ci quai de pêche yi di wàcc jën yi wàññi limub itam jigéen yi nekk ci fi ñuy lakkee jën yi di defar keccax ak tàmbajang ak yu mel noonu ak i géej gi muy transformation kon ñooñee ñu wàññi seen lim ndax moytandiku wopp Covid-19 kenn gënu leen yayoo ñu jox leen dimbal nan nañu leen koy joxe ak nu ñu leen di taxaw itam question la boo xam ni Pierre Mboup mi président wu nappkat yi ci diwaanu Tëngéej moom la samp nañ ko déglu. secteur la boo xam ne fi ñu toll nii dafa bokk ci li yor économie réew mi. bon borom final tournée bi borom gaalu ngéej ci borom gaalu maare ji borom gaalu fele-fele kenn dematul géej ñu ngi toog parce que virus bi moo ko waral. borom usine glace mareyeur yi nga xam ne dañu yor ay oto di jaay ñi daan jaay jën ci marché yi kenn liggéeyatu parce que situation bi moo ko waral comprendre nañ ni feebar moo am ci réew mi. mool bi nga xam ne moom mooy dem uti jën di ko indi moo ci gën a lor parce que jën kenn importé wu ko indi ko Sénégal ñun ñooy jël jën di ko jox réew mi nit ñi indi ceeb
ceeb ni ñuy indee ceeb ñi indi dëwlin di indi dëwlin ñun ñooy uti jën ci géej gi ñëw jox ko réew bi ñu lekk partout au Sénégal kon bu ñu demee tamit ba réew mi ñu dégg ni président génne na ay milliards dimbali secteur yëpp jàpp naa ni war nañ ci boole pêche dimbali leen parce que mool yi tamit dañoo am ay kër di dundal njaboot di fay courant di fay ndox mu ni ñii de jar nañoo dimbali parce que li ñu doon liggéey ci njaboot gi lañ loolu nag lañ gisul mu def ko dégguñ ko it pour mu wax du Tëngéej rek laay waxal damay wax pour Sénégal yëpp de Cap Skirring à Saint-Louis dañ koy interpeller moom direct waxuñoo ministre waxuñoo kenn bu yàggee nag xiif bi ñuy wax boo xoolee pêcheurs yi fii ñu ci bari petit et moyen entreprise lañ seen gaal yi kenn joxu leen des fois ku ci sa gaal yàqu géej gi neexul da ngay dem crédit mutuel wala nga dem ci beneen banque leb fa léegi prêt yooyu yëpp ñu ngi ko war a fay mu doon ay problème ki doon wax noonu mu ngi tudd Pierre Mboup wopp joojee di Covid-19 ba ku nekk di laaj ni ñu la taxawoo ci wàllu ndimbal ndax secteur ba nga nekk doxatul te liggéeyatoo ci na mu jaadoo tax nañu samp laaj ci kii xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom-koom njàngalekat la ci UCAD ngir mu dellu soit ci li nga xam ni mooy koom-koom gi gën nërmeelu loo ci mën a am ak itam nan la mën a feeñee ni koom-koom gi war a taxawee ak état bi li mu doon am weer wu nekk at mu nekk ndax dana ko am bu fekkee amu ko ndax mun na ko lompoñal ci yenn ci ay doxalin kii di Khadim Bamba Diagne moom la ñu samp question bi ci moom lii la tontu. 1000 milliards dafa xaw a bëri tuuti parce que état fexe na ba wàññi def ay coupe budget ci moom li ci gafaam ba génn ci presque 400 et quelques milliards. maintenant nag xeex bi dafa laaj mu mottali parce que day xool rek richesse bi mu doon créer par weer nan lay def ba am ko ci benn weer donc les bailleurs comme Banque mondiale FMI BOAD BID Banque africaine de développement ñooñu accompagner nañ parce que ñooñu ay crédit concessionnel la tooy du am doole parce que Sénégal li muy def c'est comme si 1000 milliards yi c'est comme un investissement parce que day xaar ñu waroon dombe yëpp en faillite mu jàppale leen moom kay le fait que informel bi jàppalewul ko rek mooy ci poser problème. muy Khadim Bamba Diagne SOS consommateur am na mbégte ci taxawu gouvernement bi taxawu consommateur yi waaye jàpp na ni mënoon naa def lu ëpp li mu def mel ni ci wàllu location ak yooyee njiit la Maître Massokhna Kane ñu déglu ko. à part 69 milliards yi nga xam ne pour dund la courant bi bokk na ci pour 2 mois ak ndox bi li ñu xaw a doy waar rek mooy ci niñ ko nar a defee ci courant bi parce que ci courant bi dañu bëgg a wax ni képp koo xam ne kii yemuloo ci tranche sociale maanaam di nga fay lu ëpp 25000 par bimestre bokkoo ci loolu jaaduwul li jaadu mooy yow xëy na 50000 ngay fay wala 150000 wala 25000 en tous les cas tranche sociale bi nga xam ne 25000 la yem loolu dañ la koy effacer li ci des nag yaa koy fay te noonu la ñu def ci ndox mi donc loolu la ñu war a def ci courant bi. état bu Sénégal nag Covid-19 tax na mu baale benn facture ndox ak benn facture courant fàttaliku leen ni bu ñu waxee bimensuel mooy benn facture ndax ci ñaari weer ngeen di jot facture Senelec ak SDE moomay tudd seen eau léegi kon benn facture bu courant ak bu ndox d'accord am na solo lool muy équivalent su ni ko Maître Massokhna Kane waxee sànq nangam ci ay milliards lu mooy loolee am na xememte fu dajale junniy milliards loolee itam xëy na am na faneen fu mu jëm waaye question bi ma ta samp mooy bu ñu waxee ni courant bi am na fooy yam ci wàllu consommation boo ko passé maanaam boo passé 250 kilowatts la ci des yaa koy fayal sa bopp ndox itam am na nombre mètre cube bu ñuy may consommateur jamono ji SOS di laaj ñu yokkal leen waaye question bi samp mooy ndax jamono joojee daañu fexe ba courant bi doy bañ a dagg ndax jamono joojee itam daañu fexe ba ndox mi doy bañ a dagg ndax njàmbatum ndox ci Sénégal nag xam ngeen ni ump leen surtout ci Ndakaaru ci ay chantier yi ñu nekk ak ay sëkkale ay teen ak ay raw ak yu mel noonu le te du def lu dul gën a indi xëy na ay sikkim yu fastoo ndax jamono jooy nguur gi teg na mécanisme bu dëgër ci anam gu muy séddalee ndox mi ndax kuy xeex wopp joo xam ni wàllaate mooy li koy sabab te mooy tax mu gën a màgg askan wa nga koy xeexle bu fa séddaleem ndox xawee gàllu góose daanaka xeex ba day lompoñ Léopold Tamba. feebar bi gane si réewum Sénégal daanaka yëngal na àdduna si koomu réew yu bëri niki Sénégal tàbbi nañu ci guuta ci njiital Macky Sall plan de résilience ngir maanaam jàppale askan wi la Macky Sall taxawal bokk ci mbirum électricité bi ci wàllu woowee Mouhamadou Mokhtar Cissé ministre pétrole xamle na ni nguur gi dina yulli ci gafam $1 milliard ngir teggil askan wi ñaari weeru peyooru courant koppar gi toll ci $1 milliard ak $300 millions bu loolu weesoo ci mbirum ndox mi foofee la Ali Kalak gi nekk ndax ministre
ministre bi yittewoo mbirum ndox mi moo xam leen ni lu ëpp juróom-ñaari téeméeri junniy famille la ñu war a sédd ndox ba ñëpp gis ci seen bopp moo ni day xel lëndëm na ci loolee ndax ministre bi ci boppam moo xam leen ni dëkkuwaay yi mënees nañoo jànkonteel ak ay tolof-tolof ndax ci dëkk kaw ya ab organisme buy njabootee kuréel yi yëngu si séddali ndox mi moo fa amut muy wundu ni pexe yi yeggale ndox mi ci kër yépp des naa jeex ñàkkum stratégie ci wàllu woowee mën naa jur nag ay jeexi jaaxa. Léopold Tamba ñu ubbi waneen xët ci xibaar yi. Aba Diatta. oui Mansour. léegi fan nga toll ci biir Ndakaaru. voilà progressé na waaye situation bi soppeeku na derrière xat na lool ba jégg dayo dana sax gauchon lañ ko mën a woowee ci diggante fi nga xam moom mooy ba romb ko boo ko dépassé rek amoon na benn accident bu amul jàmm gën foofu la ay blessé kese la su ko defee le reste trajet moom mbir mi fa la dooree jafe-jafe yi tal échangeur poste Thiaroye dépasse romb Thiaroye-sur-Mer romb si ba rond-point ci boppam xat loolu vous allez perdre beaucoup de temps ci boobu la trajet rond-point bu ci boppam foofu la tout autour faw nga taaxir loolu ndax oto yi bàyyi ko poste Thiaroye ñu bàyyi ko ginnaaw raay ci échangeur bu bees la ñu bàyyi ko buntu Pikine ñoo fay daje tax na ba mu jur ay jafe-jafe ci axe boobu lay jëm marché au poisson ñu dem aussi au niveau de buntu Pikine ak Lobatt Fall foofu yëpp faw nga taaxir lu doogu mën a progresser à Mansour. ci kanam danaa la lambat. Actu Sport. Baye ma Anta Mboup salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. daa am na ñu nam ngir delloo njukkal Pape Diouf. waaw jàppale nag daanaka monde sportif bi di wéy nag di sargal di rendre hommage kii di Pape Diouf nekkoon fii président bu Olympique de Marseille ba tax na nag comité d'organisation bu nuit du football africain fas yéene nag amal ab prix spécial boo xam ne nag da koy jagleel kii di Pape Diouf boobu le prix nag dinañ ci sargal personnalité yi ñu gën a ràññee ni ki noonu entité yi nga xam ne marqué nañ nag histoire football bu baax a baax surtout nag fii ci Afrique bi la nag mesure dinañ ko nag amal ni ki juróom-ñaareelu édition bu ñu jagleel nuit du football africain. ñu wax itam ci Ligue des champions. waaw Ligue des champions nag xam nga ne fu mu toll nii daanaka ay weer a ngi nii nag ñu dàq compétition yi ni ki noonu Ligue des champions li ko waral nag bokk na ci crise sanitaire bi nga xam ne nag monde sportif bi àdduna bi ñoo ngi koy dund ak jàngoro bii di coronavirus waaye nag bëgg-bëgg UEFA du lenn nag lu dul mu jeexal nag championnat yi ci weerum août ba tax na nag dinañ mën a amal lu jëm ci wàllum finalu Ligue des champions yooyu le waaye nag lu jëm ci wàllum reprise yi ba tey nag waxaguñ ci lenn ndaxte ba tey jàngoro bii di coronavirus moo ngi wéy di def ay ñombe foofu ca Europe. ñu dem ca Angleterre. waaw Angleterre nag bu ñu sukkandikoo ci Alexander Seferin nekk président bu UEFA moom daal jàpp ne na xel munta nangu nag Liverpool bañ a jël lii di championnat bu Angleterre bu ñu gisee nag moom mile di Liverpool rawee na Manchester City bu nekk si ñaareelu place bi ñaar fukki poñ ak juróom moom mile mu jàpp ne nag foogee nag championnat yi reprendre wuñ ko ku ci mel ni foofu ca Angleterre faaw ñu xool yan pexe lañu teg ngir nag mën a jox Liverpool championnat bu Angleterre di fàttali nag Liverpool depuis 1990 ak léegi ñoo ngi nag daw ci boobule championnat boobu le titre foofu ci Angleterre bu nga xam ne Liverpool foofu la nag doomu sénégalais bi di Sadio Mané nekk kon El Hadj fii la ñuy ndax keppe lu jëm ci wàllum tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Baye ma Anta Mboup ñu xuus ci xibaar yi. CCBM automobile